Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. waaw asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi tey ñu ngi fii ci nga xamante ne télé bi nga xamante ne moo di TIV Info waa TIV Info tey ñu ngi fii ci quartier bi nga xamante ne moo di Koulingidiane Kouli nag dañu am benn constat boo xamante ne dañ ko def depuis bi nga xamante ne ci la couvre-feu bi commencé ñoom à partir de 18h da ngay gis mbedd bi fees dell comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ñun ñëpp ñoo ko gisandoo Kouli à partir de 18h mbedd bi day fees dell ba dañuy jaaxal sax mu dem ba 18h ba ay 19h et quelques presque ay 5 minutes et quelques yooyu lañ ciy teg nit ñi doo ko fat seen kër léegi nag loolu lañ bëggoon tey apparemment dafa mel ni du Kouli kese nekk na quartier yu bari yoo xamante ni mi ngi nekk ci Tivaouane peuplé mais tey waa TIV Info dañu préféré ñëw ciblé fi nga xamante ni moo di Kouli ñu gis ni chaque jour mbedd bi dafay fees dell gis nañ ci suñu benn confrère boo xamante ni Pam Momar Xulaaj yor benn boutique fii benn shop ñu defaale pub bi mooy Xul Fashion mu yor benn shop fii moom tamit ñu ngi nii ñu gis ko ci mbedd mi tey ñu bëggoon xam tey moom lan lay def fii Pam Momar waa TIV Info ñu ngi lay nuyu. waaw Ndeye Fatou maa ngi lay fay di nuyu waa TIV Info jusque man lu may wut si fii mooy de un man fii mooy sama koñ Kouli de deux tamit dañu ñëwoon fii pour jënd si mburu yóbbaale ay mburu reer ñu tasante fi constat bi nga def nag moom la ñëpp def peut-être lu tax koñ yi di fees dell ci yenn heures yi peut-être heure bi ñu leen wax pour ñu dem tëdd ji la nit ñi dañuy profité kuy jënd mburu kuy jënd cere Kouli nag dafa doon koñ bu nga xamante ni ñëpp dañ koo xam ni que boo moom mooy centre mën naa wax ni que Tivaouane peut-être moo tax mu demee nii. ah waaw Pape Momar nee na mi ngi essayer di justifier wu pour effacer li nga xamante ne moom mooy seen crainte nee na Kouli mooy centre bi nga xam ne mooy Tivaouane dañuy jënd mburu mais am na ñoo xamante ne tamit jënduñu defuñu dara dañoo am plaisir pour génn si mbedd mi rek noonu. waaw mais juste que surtout ci xale yi da nga leen di gis dañuy divertir dañuy daw di nangam ak nangam parce que peut-être temps bi ñu leen jox moom la ñuy profité woo xam nga am ko man foofu laay xoolee parce que da ngay gis ñu nga xamante ni doyewuñu dara defuñu dara ci mbedd mi mais jusque dañuy génn pour benn temps comme que 20h lañ leen wax ñu dem tëdd ji 18h 19h ñu génn xam nga éclaté wu xam nga fii booy xool xale nga fi gën a gis yu ci ëpp xam naa moment boobu la ñuy jéem a gérer pour ñoom peut-être raison bi loolu la quoi. waaw merci beaucoup Pape Momar waa TIV Info kontaan nañ bu baax a baax. Badji lan ngay def ci mbedd mi ba heure bi Ndeye damaa génnoon rek doon jënd lu may préparer pour guddi yooyu parce que xam nga ñun bu heure bi xasee ba jot dootuñu génnati parce que dañuy respecté kii bi couvre-feu bi dañ ko respecté. xam nga ñun Tivaouane dañu am cër boo xamante ni dañ ko jagleel Tivaouane ba ñëpp xam ko kon ba heure bi jotee ku ci nekk da ngaa war a fatu sa kër joxe cër ci dëkk bi joxe cër ci feebar bi nga xamante ni moo fi am xam nga ñu tamit def sensibilisation ñu koy waxee sensibilisation suñu dëkk joxe respecté heure bi ba kenn duñu yàpp ñëpp ñu nawloo nag ñëpp ñu jox cër ñëpp ñu respecté moo tax ba balaa heure bee jot dinañ génn dox yi ñuy dox pare duggaat ci kër yi parce que bu ñu xasee ba dugg dañuy joxe cër ci li nga xamante ni moom lañ ñu jagleel. waaw jërëjëf Badiane kontaan nañ lool comme niñ ko waxee nee na Tivaouane nga xamante nekk na un exemple boo xamante ni si couvre-feu bi depuis lors yaakaar naa ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi amuñu fi benn problème boo xamante ne daf fi métti si ñoom jërëjëf. asalaamaaleykum Ndeye Fatou ñu ngi lay nuyu di la gërëm ku léegi nii dañu couvre-feu boulangerie bi ne tout le temps nii lay mel ni nga ko gisee nii noonu lay mel tout le temps day fees dell mais nag yow it macha allah sa liggéey rafet na trop. Kouli nag dañu couvre-feu waaye fu 8h mooy 10 jotee ñëpp fat na seen kër wax dëgg yàlla loolu moom ñu koy sant loolu suñu waa koñ bi waaye nag ñun dañoo am suñu benn kàpp boo xam ne faaw nu tudd ko muy Habib Diagne dafa def lu rëy dafa def loo xamante ni nii dafa am ñu ko mënoon def waaye kenn defu ko mu génn ay ceeb génn dëwlin génn xaalis di ko jox doomu aadama yi te fi mu ko joxe la fi mu ko defee moo rëy kii li mu def dafa rëy barke alxuraanu karim loolu naka wax fii ba France Habib Diagne mooy sunu kàppo mooy sunu lépp jël na ay ceeb jël ay dëwlin jël ay ñaari junni di ko jox doomu aadama yi
loolu faa nu wax ko. waaw loolu tamit ñu ngi koy rafetlu parce que dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci sensibilisation bi dafa nekk bokk yoo xamante ni tamit dafay dimbali ñi nga xamante ni ñooy habitants yi parce que tamit buñ ne 6 heures du matin 8 heures du matin et puis circulation amatul dara amatul jëfin jooju nga xamante ni jëf na ko muy président Coly en même temps loolu tamit ñun waa TIV Info dañ koy rafetlu taxawa ki nga xamante ni moo di Habib Diagne un bienfaiteur boo xamante ni il est tellement sollicité par la population de Tivaouane plus particulièrement ak ñi nga xamante ni moo di Coly Nguidiane gi mu dëkk Habib nekk na nit boo xamante ni wax dëgg yàlla ay ceeb ay diwliñ ay suukar ay meew lépp loo xamante ne autorités yi ñi ngi koy def moom mi yaakaar naa ni jiitu na leen ca mu nekk lu rafet loo xamante ne def na ko dimbali nga xamante ne mooy population dimbali ñi nga xamante ne moo di parents yi dimbali aussi ñi nga xamante ne moo di xale ndaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi te Habib loolu nga xamante ne daan na ko def yemalewu ko kase ci li nga xam ne moo di couvre-feu yemalewu ko kase ci li nga xamante ni moo di feebar bi di coronavirus Habib daf koy def bu nawetaan jotee lu ne la koy defal joueurs yi nekk seen président yëkkati alalam di leen ko jox wax dëgg yàlla nekk loolu nekk loo xamante ni dañ koy rafetlu bu baax a baax Habib waa TIV Info ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. waaw dañu gis li nga xamante ni comme ni ma ko waxee léegi yi nga xamante ni da nga koy defal ko dëkk bi defal ko li nga xamante ne mooy particulièrement waa Coly Habib def boobu naka la demee. waaw avant tout maa leen di remercier ma ni def bi moom du dara quoi man dama ko def rek comme am ci intention dimbali population particulièrement population Tivaouane particulièrement waa Coly Nguidiane fi ma juddoo yaroo fi màgge fi yaa def tamit même président ASC bi kon boog bu affaire bu mel ni amee muy coronavirus confinement am ñëpp di teel ñibbi boo xoolee nit ñi yàlla mënal loo dara mën ngaa war a yëkkati sa alal dimbali population bi jënd leen ay denrées alimentaires def ko te yàlla tax pour jàppale leen quoi en quelque sorte moo tax ma def ko. waaw Habib yow comme que porteur de voix nga nit boo xamante ne nga tu es sollicité par la population particulièrement à l'ASC Coly lan nga leen di digal ci li nga feebar bi nga xamante ne moo di coronavirus nan lay wàllaatee ainsi de suite nan la feebar bi di duggee ci biir population bi et tout. waaw xanaa comme ni ko préfet bi waxee rek nga xamante ni moom fi représenté état bi mooy que ñu suivre instruction yi nga xamante ni moom la docteur yi joxe pour contamination bi wàññeeku sinon sax mu bañ a am à Tivaouane quoi. ñu moytu déglu directive yi nga xamante ni moom la leen autorités yi wax bu ñu ko defee yaakaar nañ ni di raxasoo ak saabu set di mayante distance di utiliser ay alcool gel bu ñu ko defee yaakaar naa ni feebar bi mën naa bañ a progresser fii au niveau de Tivaouane. waaw ñoo ko déggandoo ñun ñëpp kon dégg nañ li nga xamante ne moom la président wax nekk un bienfaiteur de l'ASC de Tivaouane nekk un bienfaiteur aussi de l'ASC bi nga xam ne mooy ASC Coly nee na dee leen raxasu ngeen respecté li nga consignes yi nga xamante ne sont donnés par les médecins ay waa TIV Info ñu ngi lay sargal bu baax a baax di la gërëm waa Tivaouane tamit ñu ngi lay gërëm parce que lii nga def nii waroon nañu bari mais yow yaa ko def kon ñu ngi la ci sant bu baax a baax di la gërëm. waaw non man maa leen delloo gërëm sax yéen ñi nga xamante ni yéen seen télé di wër population bi di xool ci ban situation la nekk après ngeen koy mën a informer ñeneen ñi ciy jot bu ngërëm de am yéen ko mérité quoi man li ma def damaa def sama devoir rek par rapport en tant que Coulien en tant que Tivaouanois en tant que sénégalais te yaakaar naa ne tamit exemple la boo xamante ni comme li ma ko waxee rek ñu bari waroon koo suivre quoi ku yàlla mën loo dara nga jéem a def localité bi nga dëkk nga jéem leen a jàppale li ci des moom yàlla mooy fay yàlla suñu borom fay ñëpp quoi jërëjëf. waaw surtout ça surtout comme si Habib l'a si bien dit ñi nga xamante ne ñoo nekk Tivaouane nekk ñoo xamante ni ay borom doole lañ nekk ñoo xamante ne ay borom alal lañ ñu génn jàppale seen koñ ku ci nekk boo génnee Coulien bi jàppale waa Coly ku dëkk jàppoo jàppale waa jàppoo ki dëkk waa Kër Matar jàppale waa Kër Matar bu ko defee loolu duñ soxla sax ndimbal gi nga xamante ne mooy jóge ci état sérieusement te ku ci nekk am na loo xamante ne suñ borom def na ko ci sa poche suñ borom mënale na ko nga génn séddale ko ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom nga ko war a bokkal population bi nga xamante ne mooy am ci Coly entre 18h ak 19h45 naka la demee. waaw Ndeye Fatou ñu ngi leen siyaar di leen fant yéen ñëpp waa TIV Info liggéey bi rafet na parce que yéen toujours rek yéen xool li xew Tivaouane ngeen koy génne surtout doomu Tivaouane yi yéen a ngi leen di ngoone di leen génne lii nag boo ko gisee nag feebar dafa am ñu arrêté jaay mburu si bikit yi kon ko fii benn boulangerie rek a fi am diggante Coly jàpp kër Cheikh Madou Boye benn boulangerie bi moo fi am nit ñi heure bi ñëpp ay génn xam nga ku war na jënd mburu toog ray temps bi ne xaaral ma toog 19h wala 19h ma jënd mburu dem ñibbaale quoi mais lii feebar moo fi am Coly defuñu ko pour ay grand place defuñu ko pour ay lenn feebar moo am fii si dëkk bi. mais feebar bi nga xamante ne moom moo am dañuy dajaloo bi baaxul dañuy éviter dajaloo dañuy éviter dendante comme lii ñu def nii man ak yow dañuy éviter dendante dañuy éviter joxante loxo te ñi ngi gis tey nit ñi ngi dajaloo léegi loolu nag nan nga ko gisee. Ndeye Fatou Sénégal yàlla moo ñuy dimbali rek mais Sénégal li feebar bi laaj yëpp defuñu ko ñun ñi ngi bokk kaasi ataaye ñi ngi bokk grand place ñi ngi wax takkuñu ay mas ah Sénégal yàlla moo ñu dimbali ak ñaanu mag ñi daal loolu rek ñuy dimbali mais du leneen nag waaw loolu daal Ndeye Fatou daal nañu ñaan yàlla rek kaa yi nu am
yal na yàlla suturaal ba ñu leen faj leen ñu dem affaire bi jóge fekk jàmm ñu toog ba koy nettali waaw TIV Info daal seen liggéey rafet na yéen daal yéen ñu wane daal lépp lu baax ci dëkk bi daal yéen a ngi koy wane. yaa nañ dund ba mu doon télévision ci barke Serigne Baba. merci beaucoup kon dégg nañ li nga xamante ne loolu la wax nee na Tivaouane mag ñu baax ñi nga xam ne moo fi nekk waaye mag ñu baax tamit n'empêche que ñu respecté li nga xamante ni moom moo di consigne yi nga xamante ne joxe nañ ko par le ministère de la santé consigne yi nga xamante ne joxe nañ ko mooy se laver les mains utiliser les gels antiseptiques port de masque ainsi de suite et tout tey ñu ngi jéggalu TIV Info lii lañ leen indiloon tey ci quartier bi nga xam ne mooy ASC Kouly bu subaa mën nañ demaat ci beneen quartier boo xamante ni comme nii nga xamante noonu la Kouly di mel noonu lay mel wasalaam merci beaucoup. Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.